da ngeen construire avant ngeen di marier après boo leen base yi ngeen construire boo leen marier ngeen continuer tabax bi. aujourd'hui tu imposes sa kanam mën naa la wax waaw nga wan ma ginnaaw ma def li ma soxla. nga def la donc nga am complicité ak sa soxna. mu bëgg la te yàlla rek a tax. di la seet te di la sédd moo gën ngay jaay Rambo wala ngay taxaw di def loo xamante ni la femme peut te montrer li ko neex boo jógee ci confiance bi nga xam ne moom mooy tax li nga ko doon nangul démb nga continuer di ko nangul. parce que tey sa jabar di génn ak ay xaritam nga xam ne ay amis d'enfance lañ depuis mu tàggu la ne mi ngi dem ak ay amis d'enfance am bu fekkoon da nga ko doon bañ ci génn bi da ngay koy bañ day commencé kii nga ne ko non viens on sort yaa ngi koy détourné ba entourage am yam ci yow mooy ne tu as réussi ta mission mais munoo yow sax yaa doon paye restaurant yañ daan ànd di langi ñoom ñëpp ñi sëy nga def sevrage brutal boobu noonu xam nga boo defee sevrage brutal boobu noonu si sa diggante ak sa soxna ak àndandoom na nga combler vide bi xam na la ñu woowee combler vide bi soit son ami am na nag ñoo xam ne dañ lay tere xarit ba pare duñu sax mët xarit bi da nga war a confier wu duñu mën a am duñu mën a confier wu ci yow ñaata jigéen ñooy am problème pour ñu waxtaan et vice versa mës naa ko wax fii ne la y a des femmes elles sont vides seeni borom kër dañuy am problème duñu xalaat kenn ku dul ci biti ci mbedd bi wala ñu noyé ko ci ataaya wala ci café wala leneen alors qu'en tant que femme tu dois être la première personne bi nga xam ne sa borom kër yow lay xalaat yooyu suy am c'est façon comportement la yoo xam ne ci njëlbeen da ngay jël beneen exemple bu gën a graaw da ngay nekk ak nit ngeen bàyyante nga am beneen nit mu takk la ngeen di sëy ngeen di dem ba ci biir nga bokk bërëbu liggéeyukaay ak ki nga bàyyanteel mu ne la bàyyi liggéey bi waaw wax na dëgg. non manque de confiance en soi boobu mooy lan. wóorul waaw mu ne la papa nekkatuñu de. mu ne la bàyyi liggéey bi. wóorul alors que yow nit ki yee nga doon dund. nga ni ko waaw bu ma la takkee da ngay continuer sa liggéey. mooy avant bi. nga nangul ko. takk nga ko ba pare. sa alal la. juste parce que ex-am mi ngi ci bërëbu liggéeyu bi muy liggéeyee. nga ne ko na ko bàyyi. waaw da koy bàyyi ndaxte. mais tu te rends compte kay xel su noppee ñaw noppee jëriñ borom. lu tax waxuma ñaaw de. waxuma xel mu ñaaw de bu ma ci kenn sosal wala nga ñàkk a xam li ma dama ne am xel su noppee ñaw laa wax tranchant waxuma xel mu ñaaw ñu ne xel su noppee noppee jëriñ borom dëgg la Baye ñoom ñaar ñoo nekkoon démb ak bërki démb ñoo daan génn te xam nga rek jigéen ak góor ngolo ci taatu garab yéeg na ba wàcc mbaa xel ma nga cee yéeg dëgg la ñu dema dem ba diggante ba dagg yow nga takk ko soxna moo waaja nu bokk fenn fu ñuy liggéeyee wala sax waaja mën naa dem ba seefu ko di ko commandé di ko jox ay instruction ak ay directive mos naa ko neex na kenn terewu ma ko bàyyi ko dina yomb en proche ñemewul ta wax waaye waa te ngay jëng lay déglu de xam na ne am nga kàddu go sànni yow mandoo woo noonu mos naa ko neex na kenn terewuma ko nee nanu ak ña ma ko war a wax ak na ma ko war a waxee mos moo jafe ni waaye mosaat moom mos moo jafe ni très bonne question doy waar Jéema Samba ñu ngi lay déglu merci beaucoup madame Diallo père li nga wax noonu la c'est-à-dire yow xam nga ne c'est-à-dire ñàkkuma ci àddu mais tubaab dafay wax ne qui ne dit rien consent soo waxee te waxuma dara kay je consens nga ne doon la yow kon je consens donc man li ma ciy wax de daanaka sax du bëri astafurlah parce que coow li xëy na dañu amul courage rek wax li nga xam ne mooy alika laj parce que problème yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku actuellement ci diggante labat ak sëy amul daawuñu ko nemmeeku bu njëkk amutoon pourquoi parce que tout simplement génération bu tey bii c'est-à-dire neex bi ci célibat neex bi ci célibataire moom la ñuy bëgg mu continuer ba ci biir mariage te mënul nekk du wéy ce ne sont pas les mêmes réalités picc moom boppam garab gu ko neex naaw dal waaw picc moom boppam garab gu ko neex dal picc bi nag dañ koo maye benn tàkkusaan kon moomatul boppam garab kiñ ko may garab gu ko neex fa lay tag dégg nga ma waaw ok donc man ma wax ne li ci labat muy ndoxaan bokkul ak réalité sëy
c'est-à-dire c'est une transition boo xam ne nag ça devient de plus en plus difficile à gérer si génération wu tey yii parce que comme ni ma ko expliqué sànq liberté bi nekk ci ak ndoxaan yegg si wul ci sëy pour la bonne et simple raison yow mi nga xam ne sax yaay ko góor ki damay faral souvent di ko wax dafa am foo xam ne sax bu fa sa autorité naree yegg ñu xamal ñu fàttali la ndax église la wala jàkk la wala sa tàngal la wala sa guro la histoire de te faire comprendre effectivement que alxayri jibagu fii ba ngay am benn autorité bi ci man kon kay yow yaa ngi koy nangul yow yaa ngi koy promettre yow implicitement que ne bu alxayri jubee ma jëp sax ma nekk si sa waaw su boobaa nag bu ci nekkee da nga koy assumer parce que comme ni ma wax li ci labat yegg si wul ci sëy pour plusieurs raisons dégg naa sànq Sophie wax lu garaaw sax d'ailleurs mu ne li ngay ramboolu waaw ak li ngay gaster di aylander lu waaw jërëjëf waaw aylander waaw mu ne nga wax ko mu ne la waaw nga wan ko ginnaaw mu def li ko neex mais lu foofu la malhonnêteté samp mu ne waaw nga wan ko ginnaaw mu def la xam nga dama lay wax benn affaire père moo ko wax bu ko defal comprendre leen yow jigéen ñi rek merci heureusement que t'es là waaw yow jigéen ñi rek père niveau bi la xarum tàppaange yaa ngi dégg xarum tàppaange lan moo pourtant xar mu góor la woon waaw lan moo tax ñu koy jaawale xar yu jigéen yi on sait pas on n'est pas des éleveurs ñàkk baat loolu tax ñu koy jaawale xar yu jigéen yi waaw ñàkk baat mooy tàppaange waaw mooy tàppaange xar mu góor la woon waaw dafa am fu mu jaar pour ñu koy jaawale xar yu jigéen yi bon waa soo demee ba sa kër nga rey fa ginaar ba nu togg ko baat ba dagg ko nga jox ko sa soxna pour ma yaakaaroon ne kër ginaar du fa dee baat ba góor a koy moom man de baatu ginaar sax dama ko bëggul yan na bu ma ko lekk pourtant boo ko bari nee nii rek daal di koy lakk wallaahi dégguma daal ginaar nga fi wax ay dégg wallaahi lekk ma baat dama ne barke borom Tuuba laa la wax dama ne kii dégguma xam ngeen ne dégguma waaw d'accord dégguma ba may wax ak moom baat baa tax góor day am baat ci kër non léegi li ma bëgg a wax foofu mooy dama la li ma bëgg a wax foofu mooy c'est-à-dire góor dafa am nu ko yàlla bindee loo xam ne c'est plus fort même que moom day kontaan boo jógee di c'est scientifique ça m'énerve moi yaa ngi dégg c'est scientifiquement démontré góor dafa am benn góor dafa war a tàng si góor dafa war a tàng góor warul la preuve la violence la kii di def nii non déedéet moi je ne parle pas góor xam ne lu ñëw fëkk ko luy tàng alors voilà dama ne yow dem borom kër nga bëgg borom kër dama bëgg ba kanam père bàyyi na Prospère mu wax exactement jigéen violence du ci góor rek am na ci góor am na ci jigéen am na ci yëpp mais dama ne góor dafa am nu ko yàlla moo ñaale un homme doit être caractériel wallahi loolu mooy wutale mooy li ma wax sànq xar mi nekkoon góor ba ci yàgg ñu tàpp ko mu ñu dem ñu koy jaawale xar yu jigéen yi ñàkk baat caractère am lañ dindi ci moom une femme warul am caractère j'ai pas dit ça boo jotee baat nga wax ko yow une femme warul am caractère ci kanamu borom këram j'ai pas dit ça warul am caractère ci kanamu mais dama borom këram ne un homme doit être caractériel une femme cela ne veut pas dire que jigéen warul am caractère waxuma loolu man maa ko wax jigéen war am caractère ci kanamu borom këram araam na ci sa borom kër ne salaamaaleykum fekk nga fas sa kanam te fi ci woo ko gisul sa bëñ ba ñemewut a wax ak yow ma ñëw père une dame warul am caractère ci kanamu ma wax rek ne donc loolu du ramboolu du zoroolu du tarzan lu nee na rambo la c'est un comportement normal d'un homme loolu mooy c'est un comportement normal d'un homme mu nekk nag loo nangu ak loo nanguwul yaa ngi dégg góor bu demee ba bu waxee ñu naan góor la wala jigéen war nañ ko xoolaat man kay d'accord naa soo bëggee bal nga dem donc ma wax ne gis nga moment wu labat bi dige bi fépp lay doon dige bi xëy na sax am na yoo xam ne mën naa ñàkk mais li ci am solo rek mooy pour man le plus important mooy la transition dafa am yoo xam ne bu ko ay nit séqee dafa jarul xaar sax ñu la koy rappeler ndax yow nit mënul ñëw di la labat yow nga mën a génn nga wax ko ça va waxoo ko amul problème mais boo demee ba nekk ci buum ñu muur la yóbbu kër jàmbur yóbbu la nga sëyi mais kooku dafa jar yow ñu lay naan la bala nga génn tàggul sa borom kër dafa jar ñu la ko yeggee parce que tu as changé de statut la preuve
heure buñ la waxee mademoiselle nangam nga ne ma bu ma ko waxatee je suis madame Diw. waaw. dëgg la. changement de statut boobu nag dafa am ay hauts et des bas da ngay boole yëpp nag. amul kenn ku fi nekk soxna si toog léegi su ma nekkoon madame Seck mu ne ma bu ma ko waxee. dootoo ko defati ah voilà très bien. dal sa kaw n'est-ce pas. fi may daanelee rek pour permettre à mon ami Benoît de venir mooy li ñu doon wax sànq ci relation wu ex-femme ex-mari. je reste convaincu que ce ne sont pas des ennemis. du ñu ay ennemis. man dama jàpp ne ay nit yu yàlla boole woon la. ñu dem ba à un certain moment de leur vie gis ne mënatuñu nekk bu si yàlla defee njaboot nag rafetal gi mooy li nga xam ne mooy primer surtout parce que tout simplement ce ne sont pas des ennemis comme ni nga wax nag yeggul nag ci bon sànq xëy na bon dañ la doon balak noonu tuuti rek di la draaye waale ak julli gi ñu génn ak yooyu noonu mais yeggul ci ànd ak moom plage